jaajëfatee sama gaay yi Mr Shake la maa ngi ni Brooklyn New York gars yi tey dama ñëw defal leen benn vidéo ci Gabrielle Kane dafa génn mu tontu Babacar Touré Kewoulo moom nee na Babacar Touré Kewoulo dafa mën a duul ngeen bàyyi ma ci wax ji te pourtant moom Gabrielle Kane nee na Babacar Touré Kewoulo tuddul turam waaye dafa dem ci Mati Trois Pommes mu tontu lan la tontu ñëpp xam nañ ne Babacar Touré temps yi moo jël buzz bi parce que moom moo ñu jox scoop breaking news celui qui nous a révélé qu'Adji Sarr avait de sérieux problèmes qu'elle était même à l'hôpital on pouvait même penser qu'elle avait perdu la tête parce qu'elle avait quitté la maison où elle se trouvait. D'aucuns pensaient qu'elle était avec Maître Diouf mais bañ demee ba ci biir ñu bëri dañu yaakaar ne Maître El Hadji Diouf moo ko fat ñu dem ba ci biir ñu ne jóge na ci Maître Diouf ndax dafa am problème ak Maître Diouf ndax tabaski ba dañoo gis nu mu gërëmee Françoise Hélène Gaye ba pare tontuwul Maître El Hadji Diouf ñu gis Maître El Hadji Diouf dem fi France xam nga kon ñu ne Adji Sarr nekkul ak moom waaye Babacar Touré dafa ne Adji Sarr dafa daw dem ci benn rond point bu nekk Almadi ci la woo benn activiste boo xam ne vraiment ràññee nañ ko ci plateau télévision yi man ba mu waxee sax man sama xel yàlla xam na ne man nekk sama xel nekkuloon ci Gabrielle Kane moi j'ai pensé plutôt que Babacar Touré parlait d'Hélène Françoise Gaye mais beaucoup ont pensé que ce n'était pas Hélène Françoise Gaye qui abritait qui logeait la fille Adji Sarr, celle qui a accusé Ousmane Sonko de l'avoir violée parce que tout simplement la dame Hélène Françoise elle est à Los Angeles aux États-Unis kon ñu bëri man mii dama yaakaaroon ne Françoise Hélène Gaye moom moo fat Adji Sarr ndax kat Françoise dafay dem Sénégal des fois mu toog fa waaye ñëpp xam nañ ne du Françoise ci la ñu bëri wax ne Mermoz comme Mermoz la ñu wax ñu ne Gabrielle Kane est-ce que Gabrielle Kane Mermoz la dëkk xaw ma mais toujours est-il que Gabrielle Kane nee na Babacar Touré dafa mën a duul nee na Babacar Touré xamul ay mbokkam ci kan la dem Gabrielle Touré pour Gabrielle Kane pour def révélation yi ci Mati Trois Pommes la mafia n'est-ce pas la mafia de Adji Sarr les marraines de Adji Sarr on peut en citer Mati Trois Pommes Françoise Hélène Kouramaki ñooñu la ñu xam ne ak Gabrielle Kane ñooy jigéen yi nga xam ne ñoom ñoo génn ñu ne dañuy jàppale Adji Sarr ñu yàq Ousmane Sonko li neex xamee te ñoom bokkuñu APR bokkaañu APR mais dafa ci am ay jigéen yoo xam ne dañu tuddee seen bopp activiste mais booy xool seen bopp moo leen tax a jóg comprendre nga mais Gabrielle Kane daal de toute façon moom elle a senti le besoin de répondre comme si elle savait que c'était elle la principale visée par Babacar Touré moom daal nee na Mati Trois Pommes Babacar Touré dafay duul Babacar Touré xamul ay mbokkam léegi journalistes yi sax dem nañu ba ñëw ci biir këram sonnal ko te ba ñu ñëwee gisuñu fa Adji Sarr mais li mu wax moo jaaxal nit ñi moom nee na bu ko Adji Sarr woowoon ne ko damaa bëgg nga fat ma moom dina ko fat wax jooju nag bu ko waxee dina may Babacar Touré lu mu wax parce que Babacar Touré bu demee ba xalaat ne am na ñu ñeme fat Adji Sarr lan moo tax ngay fat Adji Sarr Gabrielle Kane xanaa dañ lay fay xaalis est-ce que yaa koy jox mu lekk est-ce que yaa koy jox mu naan est-ce que yow am nga moyen Gabrielle Kane nga fat xale boo xam ne 21 ans la am est-ce que di nga ko mën a jëndal ay cheveux bu bëggee lëttu est-ce que di nga ko lëttu est-ce que di nga bàyyi papam ñëw seet si ko loolu responsabilité bu mag la mais li ci gën a grave surtout mooy Gabrielle Kane yow xale bi xam nga ne boo ko làqee sa kër nit ñi dinañu wax est-ce que yow sa bopp doo indil sa bopp ay jafe-jafe ay problème ndax Adji Sarr kat ci li mu wax li tax mu daw
mooy fi mu nekk amul sécurité maanaam dafay ragaloon ne ñi ànd ak Sonko waa Sénégal dañ ko mere dina ñëw song ko kon Gabriel Kane sa kër lan moo fa nekk est-ce que dafa am ay gendarme yu ko mën a garder lan moo tax yow nga yaakaar ne war ngaa mën a fat Adji Sarr wala dafa am loo ciy séntu parce que yow kenn xamula woon man de Gabriel Kane xaw ma ko woon ñu ngi la xamee man de ci plateau jàkkaarloo laa la xamee ba ngay làkk Fou Malade nga koy làkk tukulër foofu la Sénégal yëpp bàyyi ndax yow nga ñëw ci plateau télévision Fou Malade sa mbokk Halpulaar di dal Macky Sall amuloo dara loo koy wax ñu ngi woon ci événement yi ci événement mars yi wala sori ko woon noonu amoo dara looy wax Fou Malade nga koy jéem a xëcc ci li Tunkara wax yow nga làkk ko tukulër ne ko yow bugguloo Macky est-ce que ci loolu la waa affaire commencé jël nga nekk fa Adji Sarr lii féministe la dugg na fii ñu bëri seen poche moo leen tax a jóg yow nee nga mën nga fat Adji Sarr mais nag Babacar Touré loolu la wax Babacar Touré dafa ne dañu jox jigéen waxlu tudd sa tur mais comme yow nee nga yow la dañ laa jox xaalis ngir nga dem ut benn appartement bu baax Almadies waaye Adji Sarr dafa ne buggul ndax Adji Sarr dafa sonn Adji Sarr fi mu nekkewu fa dara lu dul comme ñu def ko comme mbindaan mooy togg waañ ba néeg ba Adji Sarr ci boppam moo ko wax nettali ci gémminu borom la dàqee li ñuy jaaxal mooy ku mel ne Adji Sarr nekk benn xale boo xam ne li américain di wax she's a loose cannon maanaam canon la rek un canon déréglé wala une mitrailleuse déréglée day tirer rek fu ne ku mel ne Adji Sarr il faut nga contrôler lu muy wax moo tax maître Diouf ba muy def conférence déclaration de presse gis nga jëlul n'importe qui dafa jël ñoo xam ne dañu yaakaar ne ci ñoom la ñu far muy iTélé ci Macky Sall la ñu yaakaar na la far Cheikh Mamadou Ibra Kane mu jël leeral gis nga li ñu def kilifa ñoom ñoo génne ay vidéo yoo xam ne waruñu ko génne te kilifa porté na leen plainte loolu war nañ ci am problème ñooñu la Maître El Hadji Diouf jël yenn questions yi sax boo ko posé Maître El Hadji Diouf ne la déedéet bul tontu am na fu ñu laajee fu mu waxee biir bu mu yàq Adji Sarr ak café ak Coca-Cola Khalifa Diakhaté daal di ko laaj kon da ngaa biir Adji Sarr bëgg ci tontu Adji Sarr ne moom ba mu defee test de grossesse mu wax ko patronam Ndeye Khady Ndiaye rek ñu dagg film bi kon Maître El Hadji Diouf xam na li muy def loolu tax tey bu ñu gisee Adji Sarr mu génn mu tontul boppam ci Françoise Hélène dañuy yaakaar ne xëy na Hélène moo def li muy def te Maître El Hadji Diouf yëgul tënul ndax Maître El Hadji Diouf xanaa cuune boo xam ne dina bàyyi xale boo xam ne lu ko neex lay wax mënoon na sax juum ne kër Maître El Hadji Diouf laa doon fanaan mënoon na juum mu tudd ñoo xam ne ñoo ko yónni pour mu def lu muy def ak Sonko mënoon na juum mu ne Sonko defu ko dara loolu tax ñun bu ñu yeewoo tey encore gis ne ñoom bàyyiwuñu ndax Gabriel Kane bu génnee di def interview ak kan la ko defal Mati Trois Pommes dafa bokk ci mafia jigéen yi nga xam ne ñoom dañ fi nekkoon di yàq lu ne APR tey ñoom ñoo ñëw di ñu jéem a tuur lënd Mati Trois Pommes li mu fi yàq APR kenn xamu ko waaw wax na leen baaxoo leen lu ne wax na leen ko Hélène Françoise Gueye lan la fi yàq li mu fi yàq Marème Faye Sall li mu fi yàq Macky Sall ku ànd ak Abdou Diouf xoolal ma Abdou Diouf Assane Diouf yow yaa jëloon Assane Diouf muy saaga nga koy wane di ko xelal nga jël ay xale ñu nekk ci internet bi di saaga Macky Sall ñun yàgg nañu la déggu Hélène nga ne après nga ne Idrissa Seck nga àndal léegi nga ñëw dugg ci affaire Adji Sarr bi di ñu wax ay Kodas ak ñi naan jox nañ la 6 millions yi da nga kaa lekk kon nit dof bu ne ñi wër Adji Sarr xaalis moo leen ci dugal Gabriel Kane dafa war a xool avenir am comprendre ñun waxuñu ne bu la neexee nga nekk féministe bu la neexee nga bokk APR waaye ñëw rek dugg ci dossier boo xam ne seen waa kër yi bugguñu ngeen dugg ci ndax Gabriel Kane li nga wax xam nga ne li nga wax tegoo ko fenn Adji Sarr nga fat ko yaa ngi dugal sa bopp problème ndax Adji Sarr ci boppam wax na ko nee na moom ci li mu wax moom moo tax ñu taal kër Maître El Hadji Diouf kon Gabriel Kane bu ñëwee di wax lii
ah dañ ne li tubaab di wax il n'y a pas de fumée sans feu kon xëy na Babacar Touré li mu wax am na lu ci nekk dëgg parce que Babacar Touré xanaa ñu yabul nit ñi bay wax ne wax na ay mbokk Gabriel Kane waaw mais de toute façon Hélène Françoise li wër te leer dafa mel ne moom moo yor Adji Sarr léegi moom moo koy dimbali Adji Sarr nag moom ci boppam wax na ne dafa tuxu te nee na ci ay mbokkam la nekk kon kay loolu leer na kon mooy ñii mënatuñ ko prendre en charge ñi ko war a làq mënatuñ ko prendre en charge moo tax mu daw dem ci ay mbokkam ci li mu wax bu dee li mu wax dëgg la tey nag yeewu nañu gis article bi ñu dugalaat ko Seneweb dugalaat ko Sénégo kon ñoom dañu bëgg ñu gën ci wax te ñun duñu daw waaw dégg naa nag ñu bëri naan non dossier bi kenn waru ci wax patati patata mais ñun dañ ciy wax parce que amul luñ ciy ragal Adji Sarr saa yu génnee Sénégalais yi gën ko jëppi waaw saa yu génnee Sénégalais yi gën ko jëppi voilà gars yi lii benn réaction bu ndaw la rek bu mu leen bëggoon defal xam nga bu si kanamee tey climat bi neexul gis nga le soleil n'est pas à rendez-vous mais il se peut que je fasse un live aujourd'hui et on va parler de tout ça tout ça en attendant je vous demande de liker partager abonnez-vous waaw de toute façon dossier bi ñun dinañu ko toppal Ousmane Sonko moom xelam dal na li mu wax leer na avant Adji Sarr di génn avocat bind nañu wax nañ ko woo ñu atte yëf yi ba mu demee Casamance tamit loolu la wax kon ñoom fi mu nekk dañuy toppandoo rek ndax Ousmane Sonko moo leen njëkk a wax ñu mu tuddati attaleen ma mais ñëpp xam nañu Macky Sall ñemewul woo Ousmane Sonko tribunal ndax lii c'est une patate chaude amul benn juge bu ko jël yaa xam lay nee na bëgg ko jël juge Thioune mi nga xam ne moom moo tere woon Ousmane Sonko mu dem Togo yore passeport am lu tax bëgg ko jël Macky Sall ñemewul woo Sonko parce que bu ko woowee tribunal day fees dell dëkk bi mën na takkaat waaw histoire bi du mujj fenn li ñu war a concentré wu mooy nañu xam ne élection yi bu fekkee dañu yaakaar ne nii la ñu mën a def yaakaar ne bu ñu ko dugalee dañuy fàtte élection yi du ñu fàtte élection yi dinañu wax ci Adji Sarr dinañu wax ci élection yi ñaar yëpp la ñuy def ñun amul lu ñuy daw moo tax ñu ngi rafetlu Nit Doff ba mu génnee mu sànni ci ay kàddu voilà gars yi like leen partagé leen abonné leen Mister Shake la ba ci kanam ma defal leen live incha allah